États-Unis amul nu ñu tudd waa ji Donald Trump cool amul nu libescolose ñooñu dañuy xool yeneen formation yi ay profane comme formation dañuy xool ñu ay profane dégg nga yàlla musal mooy kuréelu seytaane isu ahlul makri ñooy lay comploteurs boo dee yéen yàlla dafa naa mu ne wa yamkuru wa makaru wa makarallahu wala xayril makirin yàlla dañuy comploter man yàlla moo comploter ñu ne yàlla du complot dafay dogal rek du ko neex ma ne waaye moom yàlla nag mooy gën moo dàq complot fuuf lu ñuy complot di ko def yàlla xam naa lépp te maa ko daax kon nga gis ne ahlul makri yooyu nag mooy les comploteurs ñi nga xam ñooy wét seen i loose seen i nangam sangam décidé àdduna fu moo jëm teg ay politique bu ñu génnee jox ko suñu kilifa yi jox leen financement ba ko jox ay directives yi ñu war doxal mbaa si ko jaay suñu waykat yi di ko jaay suñu artistes yi suñu stars yi suñu nangam sangam ak yooyu noonu kon ñooñu ñooy ahlul makri moo tax ñu tamit suñu artistes suñu leen def ndànk bu baax tamit population nañu vigilant te xam ne bëri li ngay gis si film yi ba di nga gis ba ci Mickey sax yëpp c'est pas anodin dafa am lu muy jàngale te ñoom xam ne lu ñuy def ñoom foowuñu ñun ñooy foofu ñun ñooy nelaw mais ñoom nelaw ñu def xam nañ ko ay comploteurs la ñoom ñooy parti seytaane ñooy comploteurs yi nga xam ne yetaaw noonu dañuy dimbalante l'insha nizaamil aalamil jadid pour taxaw pour l'établissement du nouvel ordre mondial ñu ngi ko ñoom ñëpp fu ñu mën a nekk ci kaw suuf lu ñu ñàkk déggoo mën nañ sa bañ a bokk parti ñaari parti nekk Sénégal di xeextoon tey bopp militant yi di rayante fekk ñoom seen militant yi parti boo dugg am na ñu fa bokk ñoo xam ne am na feneen fi ñuy daje foo xam ne foofu leneen la ñoom ñoo bokk ñu réeroo bu nawet métti ñu population ñooy dee rek le bas peuple ñooy sonn mais ñoom ñu réeroo ndax parti yi mën naa wuute fekk yëpp boo dee sonn bi ñoo bokk fi ñu daje ñoo bokk lu ñu gëm donc bu la nee communisme bi nga dégg communisme bi nga doon dégg opposé capitalisme opposé li nga xam ne Occident États-Unis lañ ko xalaatee États-Unis si moom dañuy xalaatee communisme si loose américain lañ xalaatee communisme fa lañ tëggee communisme yónnee ko fa indi Union soviétique gars yi di sóob ñii di waxandoo fekk ñoo yem mooy loolu tamit foog nga xam ko ñoom sont eux qui font les héros ñoom ñooy def les héros sont eux qui font les personnes de l'histoire même chose la ñay saaga kañuy saaga daanaka du saagaante cinéma la kese lépp loo xool Hollywood la c'est le bois sacré Hollywood waaw mooy bu joolaay kon ñoom nag dañuy taxaw pour l'établissement di dimbalante pour l'établissement du nouvel ordre mondial mu ne bi tawdil xaalixil karim fii jami sunil xalq seen mbébét mooy ñu génn alxaalix aji bind ji alkarim ku tedd ki mu yàlla ci mboolem nag mbiru nit ñi pour ni mbiru bindee fi yàlla ci génne loxoom léegi yàlla mu amut lu muy décidé si nit ñi daal ñooy xool dañ naan ne nit ñi ñooy xool seen masla leen arrangé fekk du nit ñi ñooy xool dafa am ci nit ñi benn groupe boo xam ne ñooy xool benn groupe boo xam ñooy xool lu arrangé nit ñi pour ñoom nit ñi ñu bëgg nit ñi doxee pour ñu imposé leen mais yàlla daal dañu génne loxo yàlla ci mbir yi te ñu ngi ci daanaka boo xoolee même débat rajo keneen da nga wax sax ne non waxuñu waxi charia waxuñu waxi nangam sàngam day wax ni si indi aaya mu ne non fi indi waxi aaya nañu wax nangam sàngam mais bu ñu waxul yàlla nee na lu ñuy wax gënoo ne une sagesse noonu mel gënoo ne mënta nekk la sagesse est toujours d'ordre transcendant sagesse toujours d'ordre transcendant sagesse toujours dafay jógee ci ku la féete kaw te ñun li ñu gën a mën a féete kaw ñu ñëpp mooy woo xaayam fawqa ibaadihi mooy allahumma maalikul haqq dégg nga kon ñoom dañu bëgg a génne yàlla ci mboolem mbiru nit ñi wala ci benn xanam ci abi baafi uxwa mooy autrement dit ijaadil alim billah haqqan aw hazin li malikil alim waaye ci beneen waxin ñu ne ñoom dañu bëgg a génne dañu bëgg a taxawal àdduna boo xam ne yàlla amu ci cër amu ci xaq yàlla kenn du koy sóoraale ci dara kenn du ko nangam sàng dara ndax ñun république bi ñuy gëm loo sax reste à voir république du question de nii ni mooy république de ndax da ngay dégg discours président France su waxee pare daan ne vive la France vive la république la moo tee moo vive la république française ndax ma tax mun wax directement vive la république française mais vive la France vive la république ko est-ce que la France la république benn mbir mi la république mooy yàlla yi nga xam ne ñoom français moom lañ jaamu dañ leen wax sax ñoom nu tudd vive la république en bas la calotte vive la république seen logique bi ñu la pare bi ñu réunion pare bi dee génn dañ naan bi dee tàggatoo dañ naan vive la république en bas la calotte calotte mooy ab koppati boobu nga xam ne moom la ki prêtre di sol koppati tuuti nga xam fii kese lay jël boobu prêtre di sol mooy calotte les calottes nag comme si symbole diine la ne kon na république taxaw calotte mooy diine gi daa am
loolu lañ bëgg kon moo tax république tey lañ ci baax ay république sénégalaise république nangam sax nañ ci teey république ça n'a rien à voir ak lu ko nit ñi foog ab yàlla bu sotti bu ñuy jaamu la yaa ngi dégg kon moo tax kon ñoom te république moom lu muy bëgg mooy moom ab yàlla la kon soxlawul yàlla dafa bëgg yàlla génn moo tax boo diggee taawut république la boo jël al dictu wa taawut boo xam ne boo ko boole al dictu wa taawut boo ko boole nga adat ko 1789 la waaw al dictu wa taawut boo ko arrêté 1789 la jox mooy révolution française da xam ne révolution française maanaam mbon gi fa la tàmbalee moo tax ba nam bi baar yi sa daaril fasirina kusala Paris gëy këm ñu teel ci yàlla fasir yi saay-saay si seen kër la du hasard moo tax 1789 mooy lan daal révolution française te xam nga ni lii ñu dund yëpp révolution française moo ko meññi te mooy tool al dictu wa taawut moo tax yàlla dina dicté ko taawut dañ bàyyi moo takkee benn ndomb nga naan dicté yaa ngi xërëm ak moo takkee yàlla dépassé ndomb yi takk xaaw yeeg yooyu ni ñu wax ak ñeneen ndax yàlla du xeex ak lompoñ dégg nga mu ne walaakin waaye in aksara naas lépp si nit ñi malheureux lépp si nit ñi mais lépp si nit ñi laa yastatii'uuna an yafhamu makrahum man ñëpp si nit ñi mënuñu comprendre seen i pexe seen i complot yu ñuy teg ñëpp si nit ñi mënuñu ko comprendre des fois boo dee wax ak nit ñi sax dañ jéem a yee dañ yaakaar da ngaa compliqué non da ngaa nii non kii doon affaire bi mënu ne quoi am benn complot bu ay millénaire bu nit ñi di daawal ba léegi ña ko defoon dee noonu seen ñëwaat non loolu mënu ne loolu nga wax quoi mais parce que tellement c'est le débat de haut niveau moo tax ñu bëri si ñoom mënuñu ko comprendre mais nag fekk nag lu am la bii lu doy waar la maa ngi Oustaz Issa Keroog moom ko lu ma jaaxal dama kii Alistair Cromley dama mu ne États-Unis ba nekk benn kii la woon quoi njabootkat magicien bu gaaw sa bu kii woon benn sataniste la woon moo créé le satanisme quoi kii Alistair Cromley ba mu demee ba toog ba perte ba nga xam ne dama ci fenn léegi lu ko dese mooy xëy jugee këram dem toog benn banc public naan kaas kafe delluwaat benn femme américaine mu ñu ci mënul dama bëgg ñoom doom mu sëy mu ñoom doom ji mu tuddee ko Alistair Atatürk sama problème mooy Atatürk ba nekkoon ci Turquie la ma séq ak moom ak kooku nga xam ne parcours am doogu fu daje ñoom ñaar mais day xam li yoon waxoon ne al kufru junnatul waahida yépp rek benn bopp waaw kon moo tax kon nga gis ne kon ñoom seeni mbir ñoo yëpp ñoo bokk lu ñu bëgg bu ki nekkee Afghanistan ki nekk Indonésie ki nekk fu nekk leen tax a jóg mooy génn yàlla ci mbir yi te ña nga ca bu kenn toog ne mu jub la yow toog daan non yàlla du seetaan loolu yàlla loolu du ko seetaan rek sa seetaan lu gën a ñaaw yàlla moom amul benn yàlla dafa déranger waaw yow du dara ci moom kon nit ñi amuñu yëpp malheureusement lépp mais yëpp si nit ñi amuñu capacité comprendre seen i bagages seen i complot ndax ñoom it aussi du ñu def duñ ko teg au grand jour ay daa doom yu doxee man li am noonu ndax ñoom yaatu mun a kayitum dañuy nëbb seen i pexe dañuy nëbb ndax dañ koy taaral jox ko benn maquillage boo xam ne day foog ne lu baax la fekk ay caaxaan yi kese la xool ba si julli ñi ni ñu jëlee seen temps yëpp si cant nu mu tudd à gàmm màggal finalement doo comprendre te gis ngeen ni muy demee màggal yi gis ngeen daanaka dootuñu màggal mais tuuti la gàmm gi des fois te lu mu doon doo ko xamoo lu mu doon daanaka luy conscience de julli xoolal boo ñëwee toog woo nit ñi julli si conférence tey julli li woo def sax amul am pour conférence sax mënoon chaque semaine suñu zawiya bi def ko salle de conférence chaque semaine ñu woote conférence zawiya bi amul carte de soutien amul carte invitation amul lekk amul naan amul dara gars yi ñëw toog kenn jël teem waxtaan li ñu posé question waxtaan ëllëg keneen ñëw mais woote kenn ñëw dañuy fooy julli ñu àll si taw si dina lahum wa la'iban wa gharatihim hayatud dunya yaa ne dañ jàpp sa dina caaxaan ak foo mooy jàng gàmm ak màggal cant daayira jàng quelque téere quelque woy nen nee na nag adduna xaat na moo leen nax lu ëpp si loolu da ngay def ba ci biir gis na ña koy def sa àdduna kese lañ ci yaakaar ba ne koy sikkal lu mu yóbbaal këram lay wër ba ne koy way ci daayira yi daa xale jigéen lay xool ak contact yi mu am nangam sangam yéen a gën a xam dégg mu ne kon dañuy nëbb seen i pexe ñoom it seen i pexe lii fois suy amalihim pour nëbb li nga xam ne mooy seen jëfi ñaaw yi def pour nëbb ko utal benn maquillage daa koy taaral fekk na fond bi du dara moom bu Victor Hugo doon wax tout est hypocrisie iniquité malice plein de vertu Victor Hugo dafa revisiter l'histoire de l'œuvre dafa gëstuwaat ku gëstoo koy xam ne dañeen fooye révolution française commencé ay nangam sangam ay nit ñu doon wax ak gars yi wax nga ay dala mu dégg
dëgg ba mu xoolee ba xam ne lépp lu ñu waxoon rek ba histoire ay ñoom Corom ay ñoom Cromwell nga doon dégg la révolution britannique nga dégg gars yi ba mu xoolee nga xam ne dëkk bi yëpp ay fan la ñooñu lay wax yëpp ba ci sa waa ji pour le protestant nu mu tudd Martin Luther ay ñoom Calvin Klein mu xam ne yëpp rek ay fan la li ñuy wax rek ay caaxaan li ñuy wax daa gëmuñu ko yéen la doon liggéeyal boobu la bind Punto mooy xajam boobu noonu point ko naan Punto mooy xajam boobu noonu mën a tuute leer hypocrisie iniquité mal splendeur de vertu lépp ay leer la ay fen la hypocrisie ay naafeq la mal lu bon la ñu woddi ko ba mu rafetal ko sa bët mu dem ba ca daal ne man sama xaj bi sa laaj moom a gën a nit ñi daal le chien c'est la vertu qui ne pouvant se faire observer fait bête mu ne xaj bi mooy mbaax ñi nga xam ne mënta nekk nit ndax nit xeeb na nit àgg na ci asfala saafiliin yàlla doon su ma ko naa asfala saafiliin nit wàcc na ba nit finalement il devient plus bas que terre mu ne balaa caam mu ne xaj tax mooy vertu bi nga xam mënut woon nekk nit ndax nit yàqu na mu def ko li nga xam mooy mala c'est fait bête ndax xaj tax finalité bi mu amoon nit amatu ko xaj loolu mën a njëriñ nit amatu ko nit mënatu ko jëriñ nit kon moo tax kon nga gis ne kon ñoom dañuy maquillage seen i mbir ba nit ñi di ko comprendre yaakaar lu baaxul des fois bu ñu indee benn affaire da day vacciner xale yi nga ne non vaccination bi non baaxul nangam sàngam gars yi dinaa ne da nga compliqué vaccination bi xoolal moo ci nekk nangam sàngam mais nit ñi ana médecin yi tuberculose am na nga jël virus tuberculose ne da ngaa wàññi doole du ko ci yow nit ne loolu moo koy protéger kon tuberculose ndax ne nan boo ko doyee ci kooku dana yaramam système de défense am dana créer anticorps xuma yoo xam ne ñooy xeexal virus yi bu ko defee ëllëg bu virus bi bu kii bi ñëwaatee virus bi ñëwaatee dañ ne xamoon naa nag daal di xeexaat ak moom ku la kooku am na armée ak système de défense bu capable bu capable jàmmaloo virus yooyu ndax bari na kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kaseera bismillah wax na ko bëri na armée bu tuuti daan armée bu rëy kon bëri na microbe bu wàññi dooleem yaakaar ne amul mun na bu duggee ci kii système de défense am massacré la fekk système de défense mu yor microbe bi nga fekkee ravagé ko c'est comprendre la bëgg expliqué kon loolu reste à voir bëri na yu bëri yoo xam ne dañ koo xoolaat mais nag si yooyu la ñuy jaarale d'habitude di doxal seen i mbir yu bëri yu bëri ci lañ koy jaarale dégg nga kon dañuy nëbb seen i pexe pour seen ñaawteef fi jëf bu mu feeñ man haulaay ñoom dafa nu dañuy nëbb ba tey ne xaqaay dem seen i pas-pas a seytaan yi nga xam koñ seytaane la ay pas-pas seytaan lañ yor dañ naan un peuple un but une foi nga yaakaar ne un peuple pour yow mooy nañu benn ñi fekk un peuple du loolu ça veut dire que suñu divergence culturelle dañ ko bëgg a di ñu bokk seen projet yi ba divergence ethnique yi ñu dindi ko divergence culturelle yi ñu dindi ko nit ñi buñ amati xeet bi kenn amati joola policier moo defaa ba nit waaye naan waaw nañu xeex na discrimination baaxul ségrégation raciale baaxul mais xeet yi seen existence Alxuraan moo ko tudd wa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila li ta'aarafu daf naa ay xeet ak waasu pour ngeen xamante nañu maintenir séeréer di xam ne diw séeréer la maintenir pël maintenir tukulóor gis nga buñ jaxasee xeet yi fit na tàkk am na xeet yoo xam ne juróom-ñaari weer la ñuy ëmb buñ la mayee jabar sedement mos ni nga ne dafa indaal ëmb gi waaw am na xeet yoo xam ne 12 mois la ñuy ëmb am na histoire bu ko taamee ñu dugg ci détail mais dañuy bañ defal divulgation yu gën a yaatu wala xeet yoo xam ne 12 mois la ñuy ëmb loolu ñoom seen biir dañuy xamante bu ci takkee jabar boo xëyee sax boo takkee jabar te suba mu ëmb da ngay comprendre mais buñ la ko mayee ma Idrissa xawma am na réalité yi ñi ngi koy commencé fàtte ndax séyante bi loolu mën na créer leen lu nekk kon moo tax dañuy si ku ne gaar duñ ne bu kenn takk seen jabar bu kenn kii mais def attention xam ne lu ñu bëgg a jëmee nit ñi benn la nit ñi am na fi bu dafa beneen race humaine bi bëgg a créer dañu bëgg nit ñi léegi finalement di ay nit bu ñu xamante moo tax sax même frontière Europe bi ñu tijji frontière Europe bi gars yi dugg bu gars yi dugg nag ñoom à sax ils sont des pompiers pyromanes bu ñu tijjee frontière gars yi dugg ñu créé dafa ay débat naan non am ñu toog ci télé bi naan non tu vois les noirs même affaire di casse fekk yëpp ay sóob la ñoom ñoo bëgg nit ñi ñuul ñoom métissé leen ñoo bëgg nit ñi ñuul ñoom métissé peuple Europe bi la race blanche disparaître race noire disparaître léegi bu ñii di ñëw di leen métissé ñeneen ñu fa nekk ñu leen du ay affaire ñuy dee di leen vacciné ñuy dee di leen naan ñuy dee ba génn ñu race noire race yi jeex ñoom benn race ba mu benn indo-asiatique race ba lañ bëgg a créer yu ne ko bi ñu doyaaw la yoo xam ne boo ko doon wax sax finalement dootu ko nit ñi dootuñu comprendre moo tax avenir de l'humanité fu grave la jëm dégg nga kon moo tax kon ñoom dama da gën bi ay un peuple ay unité ay un but benn jubluwaay boobu fan la
ñu benn biir la ñu am muy Allah subhanahu wa taala mooy yoon nañ ñu woy ñëpp woy nañ ñu gën a mooy ku dàq la mooy gën a fat la mooy kulu shay'in maa xalaa Allaahu baatilan lu yàlla neen la kon bu ñu amee benn biir kes la nga am ñu yàlla la te ñoom yàlla génn na ko seen biir une fois benn gëm-gëm lu ñuy gëm ñu ngoo ñu gëm lu yàlla mais lu ñuy gëm drapeau hymne devise bu ñu yëkkat drapeau ngi ñëpp taxaw kenn nooyi bu ñu dee noot ñëpp di waxtaan daa changé wu xeebu ñu yooyu gaa mais ñun suñu gëm-gëm ci yàlla lañ koy jox lu ñuy gëm nag dañuy gëm ndax sa rapport ak la dignité dégg nga ma ne kon ñoom haawulaay dafa dañuy nëbb xaqaay def seen i pas-pas kon ay pas-pas day am ay pas-pas yu yor comme chuutul iman nii ngay dégg ay pas-pas la dañoo am na ay pas-pas yu ñu am ñoom it yoo xam dañ koy nëbb yom di ko ñu seetaane la dañ koy nëbb ci ay film mustalahaat say terminologie alkaasi ba yom ay fen la ay terminologie yoo xam ne ay vide de sens dañu koy wax nii rek yaakaar ne lu garaaw la di ko débat di ci discuter gars yi ay plateau fekk dara nekk ci dara du boo ko peesee ci balance bi pesé wu 2 grammes yaa ngi wala mafahimul xayaal ak ay concept yoo xam utopique ay concept yoo xam ne amul fenn foo koy fekk doo gis fenn amul dañ koy wax nii rek di ko théorie mais amul dëkk booy dem mbaa fooy dem gis na lii ñuy wax ñu koy pratiquer fii amul mais dañ koy naxee dof yi les profanes kon ni ñuy jàppee wala xaal kal insaniya mel ni al insaniya mooy l'humanisme buñ bëggee naan di nga non dimoo c'est un humaniste quoi ngay xooga ba yaakaar yaa ngi jàppal nit mais l'humanisme philosophique dafa am lu muy jàngale bokkul ak ni ko nit ñi foogee du question humanisme mooy ku baax dafa nit ñi du baax déedéet l'humanisme dafa jéggi foofu c'est une philosophie yaa ngi dégg humanisme maanaam boo bëggee dégg dëgg Europe dafa amoon benn jamono boo xam ne ñoom ñoo ko tuddee volontairement mooy xuun wusta muy l'âge le Moyen Âge ou l'époque médiévale mooy depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la découverte de l'Amérique en 1492 par Christophe Colomb de maa ko isaas même Amérique sax boo xoolee Bakay 2 mooy Bakay ci Nding moo ko njëkk a découvrir en 1312 moo njëkk a découvrir Amérique Bakay moom moo njëkk a découvrir Amérique benn malien la dafa moom benn buur Mali bu nekkoon foofu noonu après moom mu xëy daan da fekk ñu vote dañu am la carte du Kulukan Fuga am naa kuru mais du Kulukan la Kulukan Fuga kulu ci Mandé seen làkk mooy montagne dañ ne bañ tëggee château ba pare dañ ne château bi mooy métal bu weex ba da ngay seen ci kaw montagne bi montagne xam nga montagne kenn mënu fa àgg ci commune montagne métal bi wax ñu koy gis fu wane ne château kenn dootu si dellu ginnaaw kenn dootu ko modifier kenn dootu ko laal léegi nag ñu teg ko ba nga fa tegee nag am famille ñu ko dégg am ñu ko dégg ñu koy conserver ñoo ñëwee Konaté mooy Konatigi kon mooy buntu Konatigi mooy boom buntu bi ñi nga xam ne mooy ma faatu kunuus bi daal maanaam ñoom mooy wattu njir mi yaa ngi dégg ñooñu kooku nag bañ tegee château bi léegi bakay ci Nding ba mu ñëwee nekk buur fekk ni am ñu tëgg château bi loo xam ne dafa ne ànduma ci loolu lañ ko du ñaaw la mu ne benn jigéen bi ko may borom kër bu sëyee def semaine dafay dem fori tànk yi mooy lan dafay dem dafa fekk amoon na benn rawaan bu ko doon doxaan ci koñ bi rawaan di ko jënd ay yére tabaski di ko jënd ay dépense def ci moom di ko xooti di ko ma jënd ay iPhone di ko naan sàngam mais du ci am ay iPhone daal du ko laal du seetaan léegi moom ki la Ibnu takk ko léegi moom dafa war a joxe rawaan xaqam daal léegi fooy tànk bi day fooy tànk bu demee dañ koy may benn temps boo xam ne moo rawaan dañu mën a nekk def leen neex pour pare mu delluwaat ci kër waaw loolu moo fa nekkoon yaa ngi dégg am waxoon na ci biir château bi bokk na ci aussi ci li nga xam ne mooy boo amee sa jabar nga tële sa bu nekk ci biir kër gi lañuy may moom muy coos xale bi muy ànd ak moom léegi bu doom juddoo après ñu askan la ko yow fekk sa moo la ci wut boo xoolee bokk na ci loolu tamit yaa ngi dégg léegi nag mu ne ñaari moom duñ accepté bu yii daf yi daj gaa nag bu yii du ko fi dañ ndax mag ñee nga fi teg comme am Sénégal rek yi mag ñee nga waxoon mag ñi ñaangam sànga ñoo xam ne lii du fi daj léegi nag ba mu ne ba mënuma ci daaw ne comme mënuma ci daaw ne damay génn bàyyi leen seen dëkk boobu la moom mu defal ay gaal tegu ci gaal daal génn ànd ak ñoom ay jënd benn am ak gars yi ànd ak moom ñu koy ànd génn pour dem am moom boobu la Kanka Moussa moom la wuti ci nguur gi mooy Mansa Moussa ba mu demee nag moom même les îles Caraïbes baatu Mandé la ba mu dee baat si les final les îles Caraïbes actuellement fekk seen gaal yi bëri toj ci yoon bi mu ne Caraïbes bi mooy tey ay am na mooy ne tuuti Caraïbes kooku moo njëkk a àgg ci Amérique en 1392 yaa ngi dégg mais ma dellusee ci li ma doon wax kon le Moyen Âge mooy jamono bi nga empire Rome daanu na wëlbati Rum ba Rum daanoo
ba bañ àgg fi nga xam ne mooy ñu gis Amérique la tuddee le Moyen Âge ndax nee na jamono jooju seen maam yi dañ nekk ci lëndëm nekk ci réer nekk ci ñàkk xam-xam ndax amuñu xam-xam da xam nga tax ñu wax loolu parce que boobu seen maam dañoo gëmoon diine rek coono yëpp diine bu gëmoon moo déranger ndax boobu tubaab dañoo gëmoon catholique gëm église gëm Jésus Christ di ko béggee di ko dund nekk seen bi xool ñu si ñoom yëpp noonu lañ seen soxla yaa ngi dégg ba taxoon dëkk mel ni France la doon c'est la fille aînée de l'église ndax le roi Clovis ba mu tuubee le roi des Francs Clovis moo njëkk lii di France te actuellement Clovis dañ koy dem ci boobu naan Clovis moom moo tuuboon dugg ci diine chrétien ci jamono yooyu jamono empire Rome après ba mu tuubee dugg ci diine chrétien nag après nag buur bi nga xam ne waa ji nga xam moo ko initié muy l'abbé Rémy de Reims abbé Rémy abbé boobu Rémy bu dëkk Reims daa ne ba mu génnee nag ba mu ko baptisé ba muy génne ci ndox mi mu ne ko les brûlés ce que tu avais adoré ce que tu avais brûlé mais la nga doon jaamu lakk ko te la nga doon lakk nag jaamu ko ndax doon lakk chrétien lakk église lakk nangam sàngam donc léegi jaamul loolu te nga lakk la nga doon jaamu muy xëy léegi yooyu noonu kooku moo taxaw ne ba mu lañ commencé ne France ku falu buur kooku dootul buur kese ngay gis ci kaw mais kooku vicaire Jésus Christ la kooku taxawaay yoon tax instant la mel xalifatulaay fil aadi mooy buur France kooku instant bi nga xam ne nee na mooy yàlla nee na taxawaay instant la yow ci biir France France nag taxawaay boobu moo tax France liggéey lu bëri ci diine christianisme diine chrétien tey njukkal li ceeb mu am loxoy France a ngi ci église moom parce que da liggéey église lu bari moom Clovis buur di toppaloo loolu moo taxoon sa Louis XIV daan wax je suis la possession orthogonale de Dieu sur terre moo tax Louis XIV loolu doon juj dafa wane ne moom xalifatulaay fil aadi la buur France xalifatulaay fil aadi la woon yaa ngi dégg bañ demee nag ba après en 1492 ñu ne la jamono jooju yëpp na nga am seen maam mi ci diine la nekk jëm église ñi loolu c'était là l'époque médiévale c'était le Moyen Âge c'était l'époque sombre mu nga historien si bis na ko sori naan na boobu c'est l'époque sombre ça veut dire ni benn ay golo fa nekkoon c'est des barbares léegi naka lay ko mu gën a dégg ñoom ñu ne seen maam bi les Grecs et les Romains dañu yeewu am civilisation am xayte loolu la ñu wax ñoom te effectivement tey jeexital yi wane na ko mais ñu yeewu la ñu amoon xayt am na civilisation amoon développement intellectuel bu garaaw ñoom loolu histoire dëggal na ko léegi nag ñu yeewu foofu ba foofu di jëkk nelaw lu mat daanaka junni at ñu nelawaat loolu nga dégg ku yeewuwaat après la naan ñoom di la renaissance mais lu mu tuddee renaissance nekk lu dara dañ dem ba ci yàgg ne suñu maam yi ay ceddo la ñu woon ñu indi leen diine chrétien léegi diine gi léegi xañ ñu suñu valeur léegi nañ jël diine chrétien delloo ko ñett moom ñuy delloo suñu diine maam loolu est-ce que muy renaissance bu ko tënkee loolu la loolu suñu bagage maam comme amee léegi ay avec les religions africaines ay boy yu réew xam ñu dara yeew benn jour naan waaw islam christianisme Afrique fa bàyyi ko di développé Afrique dafa nekk ceeb doo nangam sangam ak yooyu ñoom diine maa leen déggee sax diine africaine bi lan la woon ñu wax ma amuñu dara xam amuñu dara comme yooyu nag yooyu moo amul Europe noonu la amee sax ba tey ci biir arabe yi loolu moo tas empire ottoman dafa dem ba ci biir arabe dañu commencé naan waaw ñun après di défendre le nationalisme arabe ne en fait islam yëfi yàggul islam démb la ñun on était arabe avant d'être musulman kon nañ jéemoon dañuy ànd ci suñu arabe bi nekk arabe bi ñu ci ànd dañu ci daje jël islam teg ko leen ci ginnaaw loolu moo tax sa gars arabe bi commencé di révolté wu avec le soutien des anglais ba l'empire ottoman daal di daanu islam lu mu ñëw lu ko ñàkk looloo ko xam loolu tamit daal moo tax ak boo demee te actuellement fi nga xam ne mooy Iran tey am na ñuy commencé yeewu naan islam bi ay imposteurs ñu ko dugal ay envahisseurs da nga ko dellu si Zarathustra muy Zoroastre seen wala diine boobu ñu yoroon mi ay masdéisme ay nangam sangam ak yooyu boo xoolee loolu mooy problème doomu aadama tubaab bi tamit bañ dem ba gis nañu woo dellu seen yi fi maam ya loolu tuddee la renaissance renaître c'est renaissance de l'antiquité gréco-romaine ñu commencé revisiter les gëstuwaat texte seen poètes yi njëkk yi ñoom Ulysse ay Homère ay nangam sangam ak yooyu delluwaat ci bindi grec yi njëkk yi ay ñoom Cicéron ñoom nangam sangam ak yooyu noonu commencé nag taxawlaat beneen genre civilisation taxaw beneen gis-gis taxaw beneen courant littéraire yenn courant littéraire commencé di ñëw yaa ngi dégg ci fànn boobu nag ñu renaissance boobu nag kon ñu wax yëpp ay ñu ciy théorise di wax yëpp ay détails la humanisme bi ñu ci wax yëpp ay détails la renaissance nekk lu dul delluwaat ci ceddu gu njëkk yi jaali puulaar humanisme nekk lu dul li nga xam ne mooy yàlla bi nga xam ne nit ñi moom la gëm a nekk di déis koo xam ne incha allah bu soobee yàlla bu nangam sàngam yàlla moom na nga dagg sànni ca xaj l'homme est maître de son destin l'homme n'est que ce qu'il se fait affaire bi doomu aadama la loolu mooy humanisme affaire doomu aadama nit ki ay ressent de gravité de toute chose nit ki amul benn yàlla di muy soxla di xool ci kaw di xool feneen moom boppam lay wax
misaal mën na bañ a sonn ku ne sa bopp doon misaal moo tax bii muy wax sax maa ngi dal aarif yi nga xam dañu yaakaar ne nit ki mooy yàlla ndax yàlla dafa tëbb ni ay xaqaay xam nga ko nit kese moom nit moo fi ne man leen vous êtes des humanistes spirituels dégg nga kon yam ay humanisme ay démocrate yam mooy démocratie démocratie tam kasa fu mu am dëkk bi naan mooy premier démocratie chaque jour di def loo xam ne nga xam ne respecté woon doomu aadama sa foofu démocratie amul lu ay tur amul fenn fu mu ci kaw suuf dana koy naxee nit ñi ay ñu gars yi kat non démocratie fekk démocratie du daal affaire bi démocratie la wala sa démocratie doo dem amul fenn moom yaa ngi dégg ay wala almana mooy laïcité gis ngeen laïcité moom daanaka France ak Turquie daanaka mos gën a sori Turquie sa avancé moom France ak xam ne moom atta Turquie daanaka moom ñoom ñaari dëkk yooyu kese ñoo fi dëkkaan état laïque lañu Sénégal xanaa mooy troisième bi sonn nañ ci laïcité te laïcité am benn njëriñ liñ ne la laïcité ñu koy définir ñoom au début da naan waaw mooy ñu église bi moom ak diine ak pouvoir bi ñu xaajal les deux pouvoirs le pouvoir sacerdotal et le pouvoir royal léegi nag diine ji en république bi yoonam nekkul ci diine ji mel neex nañ doxalee seen affaire doon arrangé moom du ci intervenir du leen jàppal du leen dimbali damay laïcité mais loolu xam nga c'est fou Sénégal bi état laïque ndax sax màggal ay groupe président jël ay ceeb yóbbu Touba ay ak ay enveloppe gàmm da ngay def Tiwaawan da ngay def nangam sàmm bu doon laïcité kese lañ génne sa loxo si affaire bi boo état laïque la nekk état bi amul fitu tëj jumaa na jàkk ne dafa ne yoon nekk si jumaa ak jàkk am laïcité laïcité appliqué wuñu ko bu ko appliqué état mënut a jumaa mënut a jàkk mënut a tijji jumaa mënut a tijji jàkk ndax dafa ne yoon nekk si diine gi seen yëpp ëpp seen daal nekk du ma leen financé du ma jox xaalis du ma leen jàpp du ma dépensé góorgóorlu leen kon lu ci yoonam ci jumaa jàkk bi état laïque la fekk au fait laïcité du loolu laïcité nekk lu dem muy génne yàlla ci doxalu dëkk bi penc bi dafa mooy laïcité buñ ko yërëmul ba dañ koy am ëmb xaw ko taara ko noo koy sànq pour mën a nax nit ñi dégg nga wala ma faaxee mu xalaat ak aussi ay dañ koy dem ci ay terminologie waaw ok lu mel ni laïcité wax ko xool insaan ak les droits de l'homme xaqa ji def doomu aadama sax su nga dégg ko c'est défendre caga ji c'est défendre wuy yi c'est défendre ñëpp góor jigéen ñëpp ak ay doomu aadama waxu ko tifli ak droit de l'enfant droit de l'enfant ba gis ngeen lu yàpp gis ngeen ko xale yi gaa yi jàngal seen météo du élève bi waxu xuququl xayawaan droit des animaux waxu xuququl aqaliyaat ak droit des minorités yaa ngi koy dégg waxu yetti tax bi ak liberté d'expression neex waay wax léegi liberté d'expression lu neex waay ku neex saaga def doomu xam-xam yenn activiste la ci internet bi di saaga nii sëriñ ci di saaga boobu xam-xam mi taxe de tous les noms am dem ba yenn liberté d'expression lu neex waay wax te président am na article 80 te sëriñ ci amuñu ko imaam amuñu ko bu ñu jox 80 sax nañu jox article 8 boobu xanaa waxu yett tijaar yi ak libre échange waaw ak accord de libre échange waaw Sénégal ak Europe ñu woy échangeante fekk c'est que pour les gros poissons développés petit kese la dégg nga libre échange ñu échanger ñoom li échanger API yi gars yi signé amul lu mu njëriñ Afrique au contraire pour détruire ruine Afrique kese la gars yi ne la bu ñu xaar bu njëkkee koy kii ñëpp ñoom dañ bu ñu amee percours ne dañoo kii boobu juri chaque ak aqwa bane duwal yi ak aussi état bi taxawal ay yi nga xam ne mooy ay coopération ay jëflante harmonie entre et puissance yi quoi dëkki entre dëkki état yi waaw am ay partenariat yooyu naan entre ñoom dara fi mujjee ñu ñoo si deexee boo taqiqil bi am fii ma benn umam aussi comme message bi tous à taxawal harmonie entre les peuples ñuy coopération ndox jëflante bi quoi ba umatul mutahida ak li nga mooy Nations Unies taxaw ay Nations Unies nangam sànq Nations Unies amul lu mu dépendre Afrique coow Israël Palestine bi ngay ñëpp xam ne Israël moo toll te Nations Unies moo toll kon Nations Unies ban njëriñ la amul benn njëriñ moom Nations Unies ñu muy njëriñ mooy grande puissance yi africain lu ñu fay def dañuy génn lu ñu fay def moom jullit ñi lu ñu fay def wala awalam ak li nga xam mooy mondialisation waaw mondialisation moom tas na réew mi daanaka mbubb la bu ñu teg mais c'est pas de la mondialisation mais c'est l'occidentalisation moom la kii di wax ñu tudd Pierre Hillard ne mondialisation du problème c'est naturel bi am naturel la yoon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exemple bu nekkee Makka ga il était traqué là-bas tracassé sonn fa ak ay saabaam ñoo génn dem Éthiopie négus bi daal di ak ay yi teral leen kon nit ñi yàgg nañ jëflante ay continent Asie ak Afrique ñoo jëflante à l'époque te dara xewul amuñ benn teguñ benn condition kooku da ngeen may jox lii ma protéger leen
waxu jox la woon seen pétrole bi waxu wittee seen tànn ma indi ma waxu naa jox la wittee seen raisin indi wax ma jox ma fukki jaam kon yaa ngi di yoon am na problème génn Màkka dem Madina Madina ak yi ko sans problème nit ñi yàgg nañoo jëflante jamono yoon Muhammad sallallahu amoon Salman Faris c'était un perse ñëw foofu ñu intégré ko mu yaatu am fa occupé ay fonctions Bilal ibn Rabah kazaalika c'était un noir un éthiopien mu ñëw foofu si jullit ñi ci arabe yi ñu yaatal ko am fa soxna taxawal fa muy nodd am ay haute fonction yu nga fa jox kon loolu xeeti di jëflante loolu naturel la bu dem mondialisation jaww terrorisme jaww wax nous sommes à l'ère de la mondialisation le monde n'a jamais quitté le monde a toujours été dans l'ère de la mondialisation mais Pierre il a ne lii am mondialisme la c'est une philosophie benn philosophie bi ñu taxaw la pour nit ñi xool fi ñu bëgg ñoom nit ñi xool te loolu du occidentalisation la pour nit ñi xool fu ñoom tubaab yi wala ak ñoom ñi yif àdduna bi ñoom formation illuminati yi fu ñu bëgg àdduna bi doxee pour ñëpp xool ndoo foofu ku xool foofu utale ba tuub lay teg extrémiste la radicaliste la ma ne radicaliste la nekkul ay radicalisme mooy la ça daa radical mooy la race la source man ba ne un musulman radicaliste je suis d'accord parce que man source de islam laa bëgg a dellu ndax bàyyi sax dafa ñëw pour radicaliser ñu ba mu ne wal hikmatu fi zuy hasil fayda fi hasa zaman fasid dég fi iman fi qulubi naas yi wa kasat fi qad daala wa muddi la wa sa hasil umatu mahuma foofu de léegi xaqaay xam maarif xay yaa jimu li asli fitratil iman mu ne hikma bu dafa di feeñ ci jamono ji mooy dég fi iman fi qulubi naas iman dafa oyof ci xolu nit ñi te kuréel yu réew di réew laata dañoo bari illuminati occultisme satanisme spiritisme nangam sangam du jeex bu xaaj mooy tax xeet bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam xeet bi yàlla yërëm la mu ne mu bëbëltee mu xaqaay yi maarifa yi ngi ñu del cosaanu iman radical bi kon bàyyi dafa yëpp radicalisé ñu moo tax ay radicalistes comme ñu tudd leneen la ñuy tuddee ñun tiitu ñu tudd maa ngi asmaa samay tur moom ay tudd samay tur ñoom ay waasa samay tur ay tur ñoom seen bàyyi ñoo créé jo nekku ci mu tudde waan bu da nga def naa non je suis musulman mais je suis pas radical ba je suis musulman je suis pas extrémiste je suis musulman mais je suis modéré ma nga moo ba da ngaa bëgg a dee di ree dégg nga kon yéen ko gis na kon yëpp ay chose la comme mondialisation ay laa neen du problème mais lii ñuy def mondialisme la waaw dégg nga ma ne waxaasi lii ma lim yëpp nag lu ko dalee ci wax naa sànq al insaniya muy l'humanisme ba démocratie la démocratie wax li nga xam ne mooy al almana muy la laïcité xuququl insan droit de l'homme xuququl mara droit de la femme xuququl tifli droit de l'enfant xuququl xayawaan droit des animaux huyyat tijaariya muy liberté libre échange wax naa ne huyyat tahbir muy droit muy liberté d'expression wax naa ay awlama li nga xam ne mooy mondialisation ak wax naa li nga xam ne mooy ba tey mu tudd beneen bi moom mutahida ay Nations Unies ngay dégg yëpp fekk say Nations Unies dañuy sóobu rek yooyu yëpp nag boo xoolee mën a xaas yi kulla yëmalim yëpp nag laysat si waa bandi mi ne mu'taqadaat lati yaqum ala nizam alami jadid yëpp nekk lu di quelque mbir yoo xam exemple am